asalaamaaleykum mbokk yi man seen xarit Leydi maay ñëwaat di am mbégte ak contentement bu baax di jàkkaarloog yéen ci télé bu mag bii di Géewul TV di massawu ñëpp coono nag ndax gis nañ bu baax a baax li xew ci réew mi muy élection yi ñu ngi ciy profité di massawu ñëpp coono tey nag ñu am mbégte ak contentement bu rëy di dalal koo xam ni ku màgg la ku am solo lool ci réew mi muy docteur Fallou Dieng xanaa rek ñu bàyyi ko mu nuyoo ko waa Géewul nuyu askan wi. waaw Leydi maa ngi lay nuyu di nuyu seen équipe technique bi ngeen àndal yëpp ku ci mel ne Babacar mi nga xam ne mooy sa caméraman di nuyu waa Nguma Géewul yëpp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal coalition muy coalition Wallu Sénégal di jël nuyoo bi di ko teg ci ki nga xam ne moom lañ jiital ci liste proportionnelle bi muy Modou Mbaye Diop mu nekk vraiment nit ku am conviction ñu ànd di liggéey ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal coalition bi donte au niveau national am na parti yoo xam ne bokkuñu ci mais ici à Géewul dañoo décider ànd ak ñun ci liggéey bi parti bu ci mel ne Bokk Gis-Gis ak parti bu ci mel ne neneen ñu leen di sant di leen nuyu di leen jaajëfal ci liggéey bi nga xam ne ànd nañ ko mu jëm ci élection municipale du 23 janvier 2022. waaw docteur Fallou jërëjëf ñu ngi rafetlu bu baax a baax nuyoo bi am na solo macha allah waaye docteur Fallou ñun bëggoon nañoo xam sa cursus scolaire nan la demee boo ñu ci mën a expliquer lu néew rek parce que la plupart peut-être reconnaître uñ sa visage mais bëggoon nañ nga expliquer ñu tuuti sa cursus scolaire nan la demee ak un peu rek sa cursus professionnel. waaw léegi sama cursus scolaire comme ni nga ko waxee ngumba fii laa juddoo dalee fi école bi ma fi dalee école 3 ans après comme sama waajur mi ngi woon Ndakaaru di liggéey ci la décidé ñu transféré ma Ndakaaru donc fa la égale sama jàng ba fa la amee sama baccalauréat ci lycée Seydina Limamou Laye série S2 fa laa ko amee ginnaaw loolu ñu orienté ma Université Cheikh Anta Diop ci faculté bu ñuy wax faculté des sciences économiques et de gestion ñuy jàngale wàllu koom-koom après bi ma fa defee ñeent at ci biir faculté bi am benn programme bu ñuy wax programme d'excellence boo xam ne fukki réew Afrique ak juróom-ñett dañ ko bokk ñu koy wax programme de 3e cycle interuniversitaire ñoo xam ne dañuy def ay tests après ñu jël un nombre restreint pour ñu def seen DEA ñu gën ko xam ci master 2 en économie appliquée ginnaaw bi ñu jugee ci DEA bi ñu jëlaat un nombre restreint Sénégal ñu jël fi 3 personnes pour ñu def programme doctoral bi ma bokkoon ci ñetti ñooñu noonu après ci laa fa def sama doctorat nekk docteur en économie bu dee sama diplôme professionnel parce que loolu mooy diplôme académique bi may def sama 2e année de doctorat aussi ma jàll benn concours bi ñuy wax concours école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel bi nga xam ne ñoom da nga fay dem ñu former la pour nga nekk da nga fay nekk élève professeur boo fa génnee nekk professeur ma nekk professeur en technique économique loolu mooy sama spécialité donc ma nekk un fonctionnaire de l'État di jàngale entrepreneuriat ci centre de formation artisanale waaye di def jàng ak gëstu toujours ci économie ak jàngale ci université Cheikh Anta Diop de Dakar loolu mën naa ne ci cursus scolaire bi la dugg tuut ci cursus professionnel bi nu nga ko waxee rek parce que ñi ngi ma affecté woon en 2009 lañ ma affecté woon
fi ñu naan G15 après ñu redéployer ma yóbbul ma au niveau du centre de formation artisanale comme formateur en entrepreneuriat. Aussi maa ngi nekk un vacataire au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fi ñu naan faculté des sciences économiques et de gestion donc di fa intervenir aussi ci institut Sainte Jeanne d'Arc muy le niveau supérieur muy école chrétienne boo xam ne ñëpp reconnaître nañ ko xam ko ci Sénégal. Jaar naa aussi Sénélec en 2015 ma def fa 1 an et demi nekkoon fa aussi un agent comptable donc doon gérer tout ce qui était combustible mooy maanaam li nga xam ne moom la centrale yi nga xam ne ñoom la Sénélec yore ci wàllu combustible ñu koy utiliser ak aussi tout ce qui est carburant yi nga xam ne moom la véhicule yi doon di utiliser donc ci gàttal daal kooku mooy Fallou Dieng ci wàllu cursus scolaire ak professionnel boo xam ne am na ko. waaw docteur Fallou macha allah ñu ngi rafetlu bu baax tontu bi diplôme yi kawe na macha allah cursus bi aussi nekk na cursus boo xam ni cursus bu am solo macha allah dañ la gis ci langue politique gi docteur Fallou léegi ñu bëggoon xam lan moo la motiver ba nga sóobu ci langue politique bi. waaw comme ni nga ko waxee maanaam lan moo ñu motiver bañ dugg ci langue politique bi. Politique nag buñ ko waxee mooy maanaam sa dëkkuwaay nooy def bam ñoŋ te loolu pour nga def ko faaw nga nekk koo xam ne da ngaa bëgg sa dëkk da ngaa bëgg sa gox donc li jiitu ci li ñu motiver mooy mbëggeel goo xam ne am nañ ko ci sunu dëkk muy Ngoumba Ngeewul waaye am ko ci sunu réew muy Sénégal ñaareel ba mooy ñu nekk ay ndaw te ñu xam ne ndaw mooy avenir u dëkk ndaw mooy espoir nga mënoon a jël sa ndaw googu toog li la yàlla dénk ci sa wàllu liggéey nga bokk ko ak sa njaboot wala say mbokk waaye nga xalaat ne kat peut-être xam-xam bi ma am war naa ko mën a bokk ak sama gox fexe ba lépp loo xam ne dañ ko fay sumb ma indi ci sama xalaat wala lépp loo xam ne dañ ko fay def ma indi ci sama xalaat ba loolu ñu mën koo joyanti loolu bokk na ci li ma ci poussé beneen bi aussi famille bi ma bokk aussi ku leen xam ne c'est une famille politique parce que PDS Parti démocratique sénégalais buñ koy wax ku ne xam na ne ku ñu njëkk a xalaat mooy Mame Bara Dieng te moom mooy sama maam kon tey jii li olof naa na la ca maam sëta koy doon mën nañ ne wax boobu peut-être mën naa am ne dafa feeñ ci man loolu daal mën nañ ne mu waral ñu dugg ci langue politique bi ngir am ay yéene yu rafet ci suñu gox yi pour tënk daal mën loolu lañ ci mën a jottali li waral yéene ci. macha allah docteur Fallou ñoo ko déggandoo la ca maam sët moo koy jël au-delà de ambition yi nga xam ne si moom am na ko ci dëkk bi mën naa ne dafa doon politique comme ni mu ko waxee. docteur Fallou ñu bëggoon aussi nga présenter ñu un peu sa programme. waaw ñun comme ni nga ko waxee suñ programme ñun bi nga xamee ne am nañ yéene ñëw di laaj sunu gox ñëweewu ñu ay loxoy kese ndax jox leen ma rek dafa yomb waaye danga naan jox leen ma lii laa bëgg a def ba loolu moo tax bi ñu ñëwee dañoo am benn programme boo xam ne dañ ko tënk mu nekk nii programme bi nekk lu yaatu lool ci dëkk bi te programme bi boo ko xoolee bàyyiwul benn domaine boo xam ne compétence su maire la parce que maire dafa am loo xam ne moom mooy compétence am niñ ko tënkee ci code des collectivités territoriales ci article 3 bi dafa am ay mission yoo xam ne moom lañ ko jox waaye aussi dafa am ay compétences yoo xam ne dañ naan ay compétences générales ak ay compétences transférées ci compétences transférées yooyu noonu daf ci bokk wàllu jeunesse maanaam ndaw ñi nag buñ ko waxee bokk na ci wàllum xëy bon boo waxee tamit ñu ne la maanaam wàllum xëy bokkul ci compétence su maire waaye bu ñuy wax les compétences générales dañ naan économie ci la bokk
te économie kenn mënu koo wax ba pare nga bàyyi am xëyu ndaw ñi. waxuñu ne dañuy jox ndaw ñëpp xëy waaye dañu ne dinañ teg ay conditions yoo xam ne dina yombal ndaw yi ñu mën a am seen xëyum bopp. loolu nag boo ko bëggee li jiitu ci liggéey mooy nga am métier. métier nag ñaar nga koy jàngee soit da nga koy jàng ci ab école wala nga dem ci ab atelier jàng ko fa. loolu lañ naan formation formelle wala formation sur le tas. ñun nag liñ ci jublu mooy fexe ba maanaam kër am ay partenaires ci lu diir bu gàtt waaye ci lu gën a sori ñu fexe Géoul am benn centre de formation sur les métiers de l'artisanat parce que boo dee xool Géoul les métiers de l'artisanat lañ fiy def lu ci mel ne ay bijouterie lu ci mel ne ay par exemple ay tailleur lu ci mel ne ay par exemple cordonnerie yooyu ñoo nekk maçonnerie yooyu mécanique yooyu ñoo nekk les métiers de l'artisanat. donc dañuy fexe am ay partenaires yoo xam ne moo xam ñi génnee ci daara yi moo xam ñi nga xam ne dañoo système scolaire bi dafa am défiance boo xam ne mënul leen a retenir ñu fexe ñooñu nu ñu leen intégrer ci ay programme ñu former leen bañ mën a am ay métiers. waaye nit ki boo ko joxee métier ba pare dafa soxla nga gunge ko ci wàllu mu mën a defar projet am parce que état bi teg na structure yoo xam ne dañuy accompagner jeunes yi ci ay projet donc ñun dinañ fexe fii à Géoul ñu am structure boo xam ne ñu ndaw ñi exclusivement lay accompagner pour ñu xam nu ñuy tëggee ay projet buñ ci jógee ndaw yi dañuy soxla au-delà de li fi état teg dañuy soxla ku leen accompagner ñun dañoo jël benn engagement ne suñ salaire maire dañ koy xaaj ci digg bi benn xaaj bi ñu def ko lu ñu naan fonds communal à l'entrepreneuriat boo xam ne dañ koy jagleel ndaw ñi waaye tamit dañ koy jagleel jigéen ñi nga xam ne dana leen gunge bu mënta financer seen projet yëpp peut-être mu mën leen financer à hauteur de 10% ou bien à hauteur de 20% li ci des ñu xool à travers les structures financières yi fi nekk nan lañ leen mën a gunge ci ay projets yu ñuy teg mu leer na leen c'est des projets yoo xam ne c'est des projets qui sont bancables projets yoo xam ne am na ak mucc. loolu ci wàllu ndaw ñi la donc ci la bokk bu ñu ñëwee ci wàllu environnement environnement muy alam dafa nekk lu am solo ci gox donc ñun liñ prévoir mooy ñu fexe initier li ñu naan semaine du reboisement parce que boo xoolee problème taw yi ñu am yëpp problème environnement la mooy maanaam ñàkku garab loolu day waral taw yi jafe donc mais duñ jëmbat n'importe quel garab dañuy fexe jëmbat garab yoo xam ne dañ koy jox nit ñi ñu di ko toppatoo garab yoo xam ne day jur am meññit moo xam ne dina mën a jariñ ki ko yor garab gi wala sax mu mën sax dem jaay ko ba am lu mu ci suturloo ba pare bu ñu ci jógee aussi dañuy initier benn lañ naan le prix du meilleur gestionnaire d'arbre maanaam dañuy xool Géoul dañuy teg benn commission boo xam ne bu diir ba jotee dañuy saytu xool garab yi nga xam ne tëye nañ seen garab ba nga xam ne yàlla def na muy nekk garab guy dund di dem ñu xool nag ñooñu nga xam ne tëye nañ seen i garab kan moo ci gën a muccule ak garab ñu neexal ko loolu dina soññ nit ñi ci ñu fexee garab yi nga xam ne dañ koy jëmbat ñu góorgóorlu ci ak aussi Géoul ku ne xam na ne des fois da ngay dugg ci quartier yi gis ni mel wala nga gis ay dépôt d'ordures sauvages maanaam ay ñëw fekk fenn jal fa mbalit waaw loolu nag dafa laaj aussi ñu joxaat doole ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk UCG ñi nga xam ne ñooy gérer mbalit mi dañoo amul doole ndax ñoom seen camion bi fi ñu toll nii mi ngi paan te 200 000 moo koy réparer au moment où ñoo ngi dégg ñoo ngi dugal ay 500 000 ci ay meeting ñoo ngi may ay 2 millions ay ñoo xam ne sax ñi ngi buñ nee doomu gox bi sax lañ feneen lañ nekk def politique te loolu jàpp nañ ne waroon naa mën a servir ñu jënd camion wala ñu réparer camion bi nga xam ne as néew moo fi nekk di toppatoo wàllu mbalit mi loolu nag ni ñu koy defee mooy ASC yi nga xam ne wala organisation wala groupement de femmes yi fi nekk ñu am ak ñoom ay convention négociée
lan mooy convention négociée mooy dañ naan la yow fii ba fii da nga koy setal danañ yor nag suñuy ndaw yu koy saytu di xool ndax loolu yaa ngi koy def boo ko fekkee ne yaa ngi koy toppatoo bu subvention yi génnee ñu xam ne ñii ak ñii la ñu war a jox subvention ndax ñoom kat amal na njariñ dëkk bi parce que mënuñu jël alal li ñëpp bokk ñu di ko jox ay nit te ñoom amaluñ en retour li nga xam ne moom mooy seen devoir muy devoir citoyen defuñu ko ba toujours buñ continuer ci wàllu programme bi li ci mel ne par exemple éducation dafa am solo lool ci ndaw fan yee am na ay reportage yu ma gis ci ay chaîne yoo xam ne sa yaram sax day daw ndax yow booy tàgg sa bopp naan lycée ba def naa fa lii collège ba def naa fa lii def naa fa université te loolu du sa compétence au même moment yow nga am ay écoles yoo xam ne loolu nee nañ yow la war maanaam mënoo kaa clôturer buntu bu yàqu mënoo ko defar mi ngi mel ne ñu ne la joxeel dépense sa kër nga dem këru jàmbur di joxee dépense loolu yaakaar naa ne ci waane la bokk kon li ñu war mooy ñun li nga xam ne moom mooy suñ compétence muy école primaire yi ñu toppatoo leen Géoul rek moo nekk commune bi nga xam ne fayum ndox ak courant écoles yi ñooy débrouiller pour def ko te loolu maire bi la war mooy les écoles primaires tey jii ndaw yi nga xam ne ñi ngi nekk ci école yi pour ñu dëppook seen jamono ñu toll 21e siècle mu dëppook ay xarale yu bees xale yooyu noonu war nañ man tey jii bu ñu génnee dee ñu génn primaire wala mën a par exemple manipuler ordinateur donc ñun dañuy fexe dem école yëpp ñu def ay salle d'informatique yoo xam ne xale bi mu nekkee primaire lañ koy commencé di ko initier ci informatique ba nga xam ne tey jii bu demee collège sax du ko jaaxal maanaam wala tey jii bu gisee doomu beneen gox ci gox yi ñu wër du ko jaaxal muy def loolu du ko jaaxal donc fexe aussi doter aussi écoles yi en connexion ba nga xam ne tey ji parce que ñoom dañuy jot ay courriel parce que jamono bi foofu la toll da ngay toog nii mën a envoyer benn courriel koo xam ne mi ngi États-Unis donc mais loolu dafa li koy yombal mooy connexion donc écoles yi war nañ leen doter en connexion loolu tamit daf ci bokk ñuy créer aussi beneen prix boo xam ne day nekk prix de la meilleure école de l'année maanaam école bi nga xam ne moom moo ëpp ay résultats ci année bi ñu fexe neexal ko école yëpp ay am waaye ki nga xam ne moom moo ëpp ay résultats kooku li ñuy gën a neexal bu ko defee dina tax ñeneen écoles yi gën a am cawarte ñoom bu ñu doon def benn tey ji ñu mën a def fukk pour loolu mën a nekk li nga xam ne dafa yemb toujours ci wàllu programme bi nga xam ne am nañ ko boo jëmee ci wàllu aménagement du territoire ak planification habitat ñun dañu ne maanaam lotissement kenn du ko décréter parce que suuf yi ngi nekk sa diwaan moom moo ko yow miy maire sa maam moomu ko dafa am ay maamu jàmbur yu ko moom kon maanaam boo bëggee def lotissement da ngay woote waxtaan ñun dañu ne dañuy woote waxtaan ci Géoul yëpp ñu xool lan la Géoul moom ci suuf d'abord ñu xool suuf yooyu noonu ñan la ko seen maam moomoon ñu jéem a waxtaan xool d'ici 25 ans par rapport ak population Géoul ni muy yokkoo ban planification lañ war a tëral ban côté lañ war a lotisser lan ak lan lañ ci mën a def ak bu ñu demoon bay lotisser kan ak kan lañ mën a ñaata par exemple ñi nga xam ne ñoo ko moom nan la ñuy def ak ñoom communes yi ñu war aussi mën nañ waxtaan ak sumb ay waxtaan ak ñoom parce que ñoom tamit soxla nañ ay extension parce que seen population ñu ngi yokk communes yooyu aussi ñu waxtaan ak ñoom xool nan la ñuy àndee def ay li ñu naan intercommunalité ñu fexee ànd xool nan la ñuy liggéeyee luy mel ne ci bonne gouvernance mooy tey jii document administratif daf sul mu ñëpp dañ si war a am accès parce que ñëpp ko moom bépp document boo xam ne dañ ko déclassifier dañ ci war a am accès donc mais loolu pour mu yomb dañoo war a maire bi war na mën a toll foo xam ne war nañ mën a xale yi nekk fii am ay am xam-xam ci wàllu créer ay par exemple site internet Géoul kenn xamul nu mu toll tey jii boo si jëloon benn xale nga ne ko créer ma benn site internet pour la commune de Géoul lépp loo xam ne information la lu concerne maire bi ñu ko siy dugal tey jii ma nekkoon États-Unis am yéenay investir Sénégal ba mën a toog États-Unis dugg si site bi xam ne Géoul potentialité lii lañ fa mën def lii lañ fa mën def lii la am comme richesse ba mën ko exploiter donc ñun pour ñun suñu programme li ci gën a ëpp solo loolu la ci loolu lañ ko tënk. waaw docteur Fallou macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax question yi tontu yi ci tontu macha allah leer na nañ kon mbokk yi je pense que ni kii mooy docteur Fallou dégg ngeen ko bu baax a baax programme bi mu teg ak yéene yi mu am ci dëkk bi je pense que ni li mu wax leer na nañ kenn gënu koo dëkk si dëkk bi kenn gënu koo yee tamit pour laaj dëkk bi donc nag tey loolu lañ leen indiloon
ci entretien bi nii docteur Fallou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokki téléspectateurs yi. waaw xanaa rek fi ñuy daanelee suñuy kàddu rek mooy di leen sant bu baax di leen gërëm ci occasion bi ngeen ñu may ngir ñu mën a waxtaan ak waa Ngoumba Géoul di sant ñëpp ñi nga xam ne ay militants lañ ay sympathisants yoo xam ne dañoo wóolu suñu coalition bi ànd ak ñun di liggéey rawatina suñu ñi nga xam ne seetaan nañu benn yoon ci li ñu nekk di liggéey nii muy waa Ngembe ak waa Njóobeen ñu ngi leen di sant bu baax ndax dañoo nekk ay mbokk deret ba pare te seetaan nañu ci li ñu nekk di def nii ndaka noonu lañ koy gërëmee waa Ngoumba Géoul yëpp ndax Géoul moom daanaka ñëpp bokk di rek bàyyiloo xel nit ñi ñu xam ne lii nga xam ne ci lañ nekk mooy ay élection rek la li ci am solo mooy buñ ci génnee Géoul moo ci gañe ndax nan la si Géoul di gañee Géoul day xool doomam yi nga xam ne ñi ngi laaj ñu xool ki leen ci gënal ñu dénk ko buñ jógee ci loolu nag ñun ñëpp mën nañ dellu joxante loxo ànd liggéey te xam ne yéene yi benn la waaw loolu daal appel boobu ñu ngi koy woote ngir ñun ñëpp ñu dem voté ji si jàmm ñu dem voté ji si jàmm te xam ne jàmm ci la lépp xaj waaye bu bis baa nag damay woo ñëpp ñi nga xam ne dañuy voté ji ñu xam ne Géoul soxla nañ liñ naan benn rupture générationnelle maanaam ñu war a jox jeunes yi seen sens pour ñu mën a wane li nga xam ne mën nañ ko kon bu bis baa dama leen di woo ñu voté programme bi nga xam ne mooy suñu programme te loolu pour nga def ko da ngay tànn këyit bi nga xam ne nii lay mel bu bis baa muy spécimen bi nii lay mel donc ñu ngi ciy woo ñëpp leen wax ne bii daal jàpp nañ ne mooy tànneef bi gën ci Géoul te ñu ngi ciy woo ñëpp di soññ ñëpp aussi ñu dem jëli seeni carte parce que tamit xumbaay bi baax na wax ji am na solo mais li ci ëpp solo bu bis baa mooy carte ndax sa carte mooy sa ngànnaay kon ñu ngi daanelee foofu di leen jaajëfal bu baax di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. waaw mbokk yi kon ñoo ko déggandoo ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ni yéen a saxoo di seetaan Géoul TV tey nag lii lañ doon indiloon ci seen reportage bii nii di leen jaajëfal bu baax baax di leen jox dig daje beneen yoon incha allah. Jaale, zo aan de